njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit cën na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu leer nañ ak ay vidéo yu doy waar daal di koy posté si sunu page bii di social shopping immobilier bu ko defee yéen ngeen woote ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër neex na ci réew mi. ayca ku doon wër ko couvrir say événement jaaxle jeex na ci mim réew li ko waral moom mooy SSTV di la télé de l'avenir dafa ñëw ci yeneen anam yeneen facette rawatina ci année 2022 bi waaw dëgg du rombi noppi de ak élection locale yi nu jëm ak élection législative yi nu jëm SSTV dafa pare pour gunge leen képp ka nga xamante ni yaa ngi def say meeting wala loo mënti def programme boo mën a tëral contacteel li nga xamante ni moom moo di SSTV la télé de l'avenir et ñu gunge leen ci seeni ay programme xam nga lan moo ci dàqam dinañ leen ko tegal ci télé bi tegal leen ko ci YouTube dawalal leen ko Facebook ba noppi di la invité suñu ay plateau ngay gën a jàllale sa information SSTV du ci yam de dina jël chaque jour li nga xamante ni moom moo di say vidéo campagne di ko teg di wan nit ñi li nga liggéey ci réew mi kenn waxul ku dëkkul ci dëkk bi ki dëkk ci dëkk bi tey defar dëkk bi kooku la ñu wax maa la wax lii ay ca amul xaddi amul yox-yoxal la numéro yaa ngi noonu ngeen di gis ci suuf SSTV contacte leen suñu ay service client bu ko defee ngeen mën na nag ànd ak ñoom def liggéey bu mucc ayib maa la wax loolu. jóg leen taxaw le président va arriver jóg leen taxaw yéen ñëpp naa amul sëriñ amul taalib amul dara taxaw président bee fi nekk waay jóg taxaw fas ñëpp koy jóg taxaw yëpp fas wala keneen ak jóg waa tribune ñoo leen taxaw bu baax ñoo leen taxaw fii maa géré ay dindi ay masque yi ay yooyu amu fi de fii c'est moi qui gère man ngeen toog jaa ngeen jëf waay man ngeen toog maire toog leen xam naa ku den doon ak yéen ak mburu dina neex de soxlaa ngeen de kii du sama booy gasu yéen ñaar na kenn saamu ne kenn saamu nii ma waxtaan ak yéen yow laa wax taxawoon na ne lan la xam nga man réew jaruma jaay ndax man dama réew ba biñ may tudd sama jour ngeen te am na xeex kon nag dama bëgg li may laaj nga wax ma ko ci fulla ma tontu la ci fulla def li may def ci fulla lu ngeen jote kii salaamaaleykum kii sama mag la siis la def ak soxor chaque jour ma jàpp duñ paate di ko tudd ci kër gi mu ne dama ko fi tudd loolu doy ko mu nekk di xeex ak man ma jàpp ko dóor ko ba damm ko. yaa dóor sa mag damm ko ndax duñ paate. waaw maa ko dóor ba damm ko nag. da ngaa xam duñ paate yow. xam naa ko. bu baax a baax. bu baax. léegi avant may dem loola neex ci duñ paate ba ngay dóor sa mag ba damm ko. borom feebar faju
borom cas social yi ki fi toogal sëriñ si ki fi toogal jeunesse bi kenn du moom seen tàgg yi yamal na ko seen kër yi yéen jërëjëf doy na yow Doudou Pathé lan la def ba ko tudd nga xeex ak moom ma ne la kii seytaane la xew-xew yi aayu nag waaw ma ne nga baal ma xanaa yow yow xanaa da nga yar ay xar waay ay maire bi fi nekk de ay bali bale rek lay yar moom talul ay yar ay xar ay kanaar ak ay copine waaw na fi ne waaw bàyyi ma wax yow waxalew ma ne sama leader fii la nekkoon ci biir Cambérène amul lu mu fi def waaw lu mu fi def duus yi ci biir kër yi duus kay duus maire duus kay ak la ak soos yi ci biir mbedd bi waaw amul lu mu fi deful nag ndeysaan naka yàlla yërëm Voilà, merci Rino Terminal. Tàccu leen tàccu. Arrête ci dëkk bi ñooñu ñëpp ñoo ànd ak Doudou Pathé ma leen di wax yéen ñi toog fii yëpp amul benn coalition wala benn candidat boo xamante ni publier nga sa liste lan moo tax publier wuñu seen liste lu tax ñemewuñ koo def c'est parce que ils ont pris n'importe qui rek def ci liste yi alors que Doudou Pathé coalition bi mu jiite franchement ñu ko ñàkk ñu nekk ci biir ñëpp ay borom barke lañu ay borom xam-xam lañu ay borom pas-pas lañu ay borom jaar-jaar lañu donc Doudou Pathé incha allah yàlla nga doon président de la république. maa ngi ñaan ci yàlla lépp li nga xam ne moom ngeen bëgg fii ci di ngeen commencé yal na ko yàlla sottal yal na ñu dund ba ñëwaat fii naan Doudou Pathé Mbengue maire yal na ko yàlla def. Ne pas, au nom de tous les habitants de Diamaguène, formuler notre gratitude la plus chaleureuse à tous les membres de cette grande coalition de l'unité pour le développement de Cambérène qui ont porté leur choix sur notre quartier Diamaguène pour le lancement de notre meeting et l'élection locale du 23 juin 2022. Certes, cette coalition a vu le jour grâce à la clairvoyance de la chefferie religieuse, mais aussi et surtout, elle traduit. Comme ni ko Cheikh waxee au nom du comité des sages docteur Soubouri Diop mi ngi fi nekk le coordinateur moo ma jox ndigal ma ni naa wax ci turu comité des sages li ñuy wax moo di kontaan les autorités religieuses u Cambérène ba ñu tànnee comité des sages ñu leen jàppale leen ñu ci liggéey technique bi defe naa ni seen liggéey dëkk bi yëpp gis na ko rafet na taxawaayu population yi nii ñu ñëwee dafay wane ni dëkk bi ànd na ci li nga xam te ni moom la kilifa yi sant ñu ngi ñaan yàlla ndam yàlla na ko yàlla def objectifu comité bi objectif bi kilifa yi mooy que dëkk bi nekk benn am unité ñu ànd boole suñuy doole liggéey dëkk bi loolu rek moo doon objectif bi. kenn demul ngeen des maa ngi leen defal mention spéciale di nuyu waa quartier Diamaguène gii ñu jóg nag nga xam ne ñoom Ndeye Marie Ndaw fi nekk ñoom Khady Sarr ma leen di wax ni nag man damaa bëgg ñu yeewu ndax pomme de terre ak Angleterre du ñu benn terre ji rek moo leen boole damaa bëgg nag ñu yeewu am na loo xam ne Papa Mbengue daf koy faral di wax nee na benn ñaata ak saam ñaata du benn te yaakaar naa nag ñun saam ñaata la ñu yor lii ñu yor nag dafa nekk or boo xam ne dañ koo war a valoriser ba nga xamante ni ñëpp a xam li ñu yor man nag sama mbokku femme yi laay waxal yéen jigéen ñi bu leen dara fëq bu leen këf yóbbu. ah di leen wax nag ne li nu tax a jóg ay kilifa ñoo ko dogal muy dogal boo xam ne nag dafa fekk ñun ñu bëggoon ko yàlla def ki nga xam ne moom la ñu jiital ñu am ci moom yaakaar te yaakaar rek la jullit am ndax boo dee jullit sax xamuloo ndax yàlla nangu na ko yaakaar la ñu am yaakaar bu rëy ci Doudou Pathé ndax dañ koo gis nag mu màggee sunu kanam jàngee sunu kanam ñu xam-xam-xamam
xam li mu yéene Cambérène nekk koo xam ne ci këram la njëkk a wonee yar wan ko ay waajuram wan ko ay magam wan ko ay dëkkandoom wan ko ñëpp te mu yéene Cambérène doon ci def te nekkul maire kon tey jii bu nu nee Doune Pathé la ñuy jiital ku nekk da nga war a jël sa bëgg-bëgg personnel nga teg ko fële nga jiital intérêt Cambérène. ko woowee aussi ku dégg turam di nga ni yell na bu taxawee di wax it ñëpp dinañ ko déglu li tax ñu koy déglu mooy mérité na ko mën na ko te tegginu na donc dañu jël cadre jox ko notre honorable le premier magistrat de la commune actuellement di monsieur Amadou Samb mu ñëw jël cadre. dama dox ba ñëw fii jël ma sa oto donc loolu daf ma ñor donc Doune Pathé yàlla na nga am ndam ndax dañuy wax ni doo dugg ci gaal dem ba biir géej di ñaan gaal gi suux bu suuxee nga mëdd donc dañuy ñaan mucc donc Cambérène yàlla na mucc te suñuy kilifa du ñu dugal ci loo xam ni daf ñuy gaañ Gasou ñu ngi lay gërëm di la sant gis nañu sa acte gis nañu li nga def léegi lu am solo la defe naa Doune Pathé juumul bi mu la defee directeur de campagne. sayyiduna wa habibuna muhammadu imamullahi al-mahdiyul muntazar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmi din mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar di leen massawu coono yi di jéggalu bu baax ci kàddu yi ndax suñu ay kilifa ñu ngi ci jataay bi te wax dëgg yàlla bu ñu xësee ba toog ñun duñu ci am kàddu donc ñu ngi leen di ñaanal sang yu tedd yi yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay di leen wax ni rek ñu ngi fi ñëw nag teew fi teewal fi nga xamante ne foofu la yàlla dogal ñu bokk fa muy taxaw Sénégal moom la yàlla dogal ñu bokk ci ba ñëw fi teewal ko fi di leen indil nuyoo Khalifa Ababacar Sall mu baax mu tedd mi. war nga mën a am foo mën a dem gëstu donc bëgg nañu incha allah ci wetu Mame Seydi ñu tabax fa ab institut bu mucc ayib bu jógee ci àdduna ñoo mën a visiter Cambérène jaar fa documenté wu ci islam mais documenté wu aussi ci communauté layène. Le partenariat dafa am solo parce que ñu bëri dañ naan mais naka ngeen mën a réaliser seen programme mais le partenariat mooy jokkalante ak ñeneen ñu ne ci biti mais ñu ne si biir mën na régler problème yu bëri. Thio laay Seydou Mbaye waxtaan nañ ni naka la ñu mën a mobiliser la diaspora de Cambérène fu ñu mën a nekk ci àdduna pour ñu ñëw investir à Cambérène c'est possible à partir de janvier 2022. donc partenariat bi aussi c'est par rapport à l'État parce que État du Sénégal dañuy wax commune les communes démembrement wu État la maanaam ci État la bokk moo tax sooy dénk commune dañ koy dénk da nga xam ne dafay lëkkaloo ak État parce que État su dee doo def loo bari pexe doo def donc loolu bokk na ci li tax tey jii ñun ñëpp ñu ànd li bennoo année spécimen Benno Bokk Yaakaar muy la grande coalition de l'unité ci lay demee dañ ko fàttale li ñu na ma def Cambérène lii ngeen di jël dugal ko ci biir ñu commencé changer Cambérène ci xar kanamam ci wàll yu bëree bëri am nañ ci yaakaar bu ñu avancé dañuy dem environnement et cadre de vie ku xool xar kanamu Cambérène xam ni dëkk bi il faut ñu yeesal ko suñuy slogan ñu bëri na ay slogan mais dañoo am slogan ba nga xam ni dañ koy tuddee Cambérène bu yeesal bi fi ñu koy bëgg a tàmbalee mooy ci xar kanamu Cambérène donc on a un programme boo xam dañ ko intitulé les programmes d'aménagement des entrées de Cambérène bëgg na incha allah bu ñu yàlla dimbale kuy duggati Cambérène yëpp ni yaa ngi dugg biir Cambérène yaa ngi dugg ci dëkk bu sell loolu bëggal nañ ko incha allah suñu dëkk te am nañ yaakaar ngeen ko réaliser mais rafetal parce que Sénégal fi mu toll Macky Sall day wax émergence
donc waratul nangu nekk ci capitale bokk ci les 19 communes qui composent la capitale du Dakar ñu gis yeneen communes yi di am ay pavage di aménager seen ay allées di def ay cocotiers ñun ñu bëgg ñu bàyyi nii duñ ko nangu dañoo bëgg suñu dëkk mu am pavage. La route principale yi nga xam ni de l'entrée à la sortie de Cambérène bëgg nañ les abords de route ñu def fa pavage bu mucc ayib ndax loolu bokk na aussi ci liy changer xar kanamu Cambérène bëri na la nga xam ne xalaat nañ ko ci cadre de vie bi ci aménagement bi mais assainissement bi aussi suñu préoccupation la toog nañ kilifa gi récemment rappelé ko l'urgence maanaam farlu gi ñu war a am ci assainissement wu Cambérène ñu jeexal ko parce que loolu dina permettre population yi mën a soulager wu émissaire u Cambérène depuis plus de 30 ans ñu ngi fi Cambérène amul assainissement bëgg nañ teg ci table bi argument taxawaay bi tax Cambérène ñu war a mën a def assainissement bu mucc ay bu ñu leesoo loolu Cambérène dañoo am géej mu am ay pêcheurs yooyu muy nappkat yi bëgg nañ leen accompagner mais accompagner globalement l'activité de pêche parce que gis nañ dëkk yu bëri ñu am ay quai de pêche bëgg nañ liggéey pour xool naka lañ mën a amee quai de pêche pour suqali économie Cambérène. Gouvernance locale maanaam yorin wi tëralin dafa am solo bi ñu saytoo Cambérène dañoo gis ni quartier yi war na leen mën a dooleel parce que gérer une commune c'est gérer aussi le fonctionnement la vie des quartiers donc bëgg nañ saytu bu baax les comités de quartier sous la direction des délégués de quartier ñu xool à partir des quartiers na leen mën a doolelee Cambérène na leen ko mën a suqalee Cambérène parce que maire bi bu adossé woo ci les délégués de quartier yi ñu diviser leen en secteur bu ñu waree defar bi day yomb donc gouvernance locale bi aussi bëgg nañ appuyer wu ci les quartiers su ko defee lépp li nga xam ni lu ñu war a def la Cambérène ñu àndandoo def ko sous la direction du maire mais mettre aussi un programme de communication un instrument de communication parce que adduna bi ñu toll dama toll transparence donc kenn mënatul gérer yor mbirum nit ñi te doo rendre compte te doo wax nit ñi fi nga bëgg a jëm donc bëgg nañ mettre en place benn instrument de communication pour que mairie bi lu mu war a def ci cadre budget bi lu mu war a def ci cadre programme yi mu ciy mën di communiquer ak waa Cambérène mais ubbi mairie bi aussi waa Cambérène am accès pour di mën a wax seen xalaat ci mairie bi ni muy doxee ak dëkk bi ni muy doxee loolu bëgg nañ am une innovation dans la gouvernance de la municipalité incha allah bëgg nañ organiser une présentation publique du projet de budget parce que dañoo toll ci li ñuy wax budget participatif mooy suñuy tëgg budget bi maire yi même bu doon même bu doon 1 million la war nañ ko mën a waxtaanee ba xam 1 million yi fu koy dugal loolu pour nekk kumpa am na la nga xam ni ci appréciation wu maire la mais am na la nga xam ne aussi conseil municipal mën na ko xalaat mais dëkk bi aussi mën nañ ko xalaat donc su ñu defee noonu dina permettre sax maire bi lu mu mënul nit ñi xam ne kat lii mënu ko ndax budget bi mënu ko donc ouverture boobu transparence boobu aussi bëgg nañ innover à travers une gouvernance moderne une gouvernance locale moderne mais bi ñuy wër di def tournée ci proximité yi aussi dañuy wax Cambérène dañuy souffrir ci dugg ak génn Cambérène muy transport kuy génn ci Cambérène boo yorul oto da ngay am problème mu génn Cambérène mais da ngay am aussi problème dugg Cambérène koo wax mun la non du ma dugg Cambérène boo amul 5000 taxi ñenn ñi des fois doo dugg donc bëgg nañ rétablir très rapidement une desserte de Cambérène à travers Dakar Dem Dikk wala à travers d'autres réseaux yi nga xam ne day permettre ku bëgg a dugg ku bëgg a génn facilement mais accompagner suñuy jeunes aussi xool naka lañ leen mën a doolelee encadrer leen ci seen éducation mais aussi ci seen formation wax nañ fi centre le centre de formation et de perfectionnement bu école des métiers pour
accompagner jeunes yi parce que ku xool xam ni jeunes yi sonn na te jeunes yi suñu sonnee seen yaay yi sonn donc li ñu bëgg mooy créer benn cadre ba nga xam ne dina mën a accompagner les jeunes à travers des permis à travers des boulangeries de quartier c'est possible à travers une organisation bi nga xam ne dina mën a permettre ñu leen di financer ay petits commerces ñu koy def pour mën a am ci lu ñu jàpp ndax jeunesse bu amul ci lu mu jàpp day créer insécurité la jeunesse a une énergie dafa am énergie ba nga xam ne il faut mu am fu ñu utiliser su dul ci liggéey wala ci sport ci leneen da koy utiliser te loolu day créer insécurité donc bëgg nañ am loolu taxawaay bu am solo ci suñu jeunes yi accompagner leen ñu sentir seen bopp aussi ci municipalité bi loolu bokk na ci as tuut li ñu tënk ci suñu programme bi nga xam ne namm nañ ko bu ñu yàlla indee ci maire bi ñu déroulé ko enjeu bi maanaam li nga xam ni mën nañ koo am wala mën nañ koo ñàkk mooy dëkk yi ñu ngi dem ma koy faral di wax le Sénégal dafa bokk léegi ci dëkk yi nga xam ne dañ leen di cité en Afrique de l'Ouest pétrole ak gaz feeñ fi ñu ko war di exploiter damay wax gars yi ni leen xaalis boobu di jógee ci exploitation pétrole gaz bi Cambérène da cee war a sentir boppam su ko defee ni ñu koy réaliser mooy ngeen jàppale ñu ginnaaw Doune Pathé coalition bi dafa am ay jeunes yu diplômés yu si nekk dañoo am ay cadres dans le privé comme dans le public ñi ngi ci dañoo bëgg Cambérène am un score sans égard au soir du 23 janvier incha allah su ko defee bu ñuy wax yenn dëkk la vote bi nekk lu yéeme dañ ciy boole Cambérène parce que ñu bëgg raaye Cambérène ñu drapeau Cambérène ñu yëkkati ko ba ca kaw ñëpp di ko seet li ñu koy defee mooy une victoire écrasante en faveur de Benno Bokk Yaakaar buñ ci jógee bu nu amee ndam lu rëy ju mucc ay suñ si jógee incha allah dinañ ànd ak jigéen yi Cambérène ak góor yi Cambérène suqali Cambérène réaliser suñu rêve muy Cambérène bu yees donc Cambérène bu yees am nañ ci wàll mais ndaw yi am nañ ci wàll jeunes yi taxaw leen jigéen ñi taxaw leen c'est au nouveau départ bu ñu fi TER bi bàyyi bu ñu fi BRT bi bàyyi nañu gëm suñu dëkk gëm ni dëkk bi dafa war a bokk ci dëkk yi gën a développé dëkk yi gën a am solo ci Sénégal loolu mooy suñu ambition mooy suñu pas-pas mooy suñu foi as tuut ci xam-xam mi ngi ci coalition bi engagement bi ñëpp gis nañ ko méthode ak organisation bi nga xam ni ci la ñuy demee mi ngi fi li ci des mooy ñu wóolu ñu jox ñu une victoire muy ndam lu rëy janvier ñu defar Cambérène bu yees ci barke Baye Laye wala mooy Seydina Sall Laye ñu leen gën a photo la waaye photo bu leer moo tax ñuy wax ak seen label de shooting bii di social shopping shooting moo leen di gunge ci ñaari yëf waaw ñaari yëf nee ma benn seeni ay cérémonie moo xam baptême anniversaire mariage dañ leen di defaral ay photo yu ànd ak qualité yu doy waar yemul foofu dañ leen di defar ay vidéo yu am cas ànd ak cacacas bu ko defee nga dégg daal ci loo mënti def ndax xam na nu ñeen ñii gañe ngeen bëgg te ñun ñuy waa social shopping shooting dañ leen di defaral li gën waal yi neexul romb na neex beneen bi gën a neex nag mooy yow mi nga xamante ni top modèle nga war a wone sa ay produits dañu lay defaral ay fond en nature yu doy waar fond vert fond rouge lépp la nga xamante ne day taaral sa ay photo pour sa produit gën a mën a jar boo ñu woowee ñu defaral la ay photo yu
am solo daal di doy waar yamul foofu la ca gën a neex mooy yow mi nga xamante ne dangaa bëgg sañse daal di bëggal sa ay soppe boo ñu woowee ñu ñëw ba sa biir kër defaral la shooting yu amul fenn wala nga ñëw fii suñu studio ak suñu ay fond yu am solo ñu defaral la ay shooting waaye yow lii tam neex na de li gën a neex tubaab fakal la boo ma woowee ma wax la ko ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping shooting waaye dama ni ay photo day leer ànd ak qualité. Fotoman, photographe, Fotoman.